président bu ADT association pour développement de Thiès ngeen jël ren activité lu toll ak ñetti fan war ci amal ay activité jëmale ko ci wër gu yaram. tamit dajale fii ay kilifa yu mag ci wàllu wër gu yaram ñi nga xam ne ñoo nekk district waaye tamit hôpitaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Sénégal ñu gis ni tey doomu Thiès wuyu si nañ leen Talla Sylla mi nga xam ne jiite na mairie bu ville Thiès. fekk si leen yi ni mel daanañ ko def mais li mel tey li am tey daawul mel nii. lan ngeen mobiliser ak ban taxawaay ngeen def ba tey seen bi mën a sottee nii. waaw danoo sant yàlla am na loo xam ni yàlla suñu borom rek moo ko mën ñu maye ñun kàttan mu inspiré ñu moom maanaam ñun bu ñuy xalaat rek affaire activité de développement la ñuy xalaat loolu inspiration yàlla moo ñu ko may bu ñu ko santee pare. léegi nag li si am ren mooy que ni danoo toogoon 2015 defuñu activité. bi ñu toogee rek waxtaan suñu biir ñu ne bu ñu naree defaat activité dafa war a doon loo xam ne day marqué Thiès waay yëpp dañoo nekkoon si benn site dem si ñaar dem si ñeent mais bi yoon dañuy wër Thiès gi yëpp maanaam Fayu R100 Grand Thiès Médina Fall Diamaguène Cité Lamine ak ba maison d'arrêt et de correction ak Jaxaaw donc loolu la ñu décidé ren mu doon ambition bu mag te yàlla mi ñu siy dimbali. ni ñuy dimbalee mooy que ni activité bii nii mu mel nii moo lay wan ni commencé donc ñuy remercier le médecin chef district ak autorité administrative yi nga xam ñoo ñu ko permettre parce que bala ngay def activité bi il faut que nga am benn assise administrative foog ngay bind ay lettres foog ngay def ay fiches techniques te loolu yàlla dimbali nañu si bu mën nañu koo def te ñoom tamit dañ ñoo accompagner du début à la fin mais keneen ki nag ñuy tirer chapeau à Talla Sylla parce que ñun ñetti at a ngi nii juróom wala ñeenti at ñu fiy nekk di def ay activités te kenn mësuñu see fekk si amul benn autorité boo xam ni maire nga fii pour ñëw ni activité ADT bi muy def de xaaral ñu toog jàppale ko ba si bii nii ngay gis nii maire commune d'arrondissement bi ku si nekk toog nañ yow waxtaan yow mais defoo si dara li tax nag defuñu dara ñun dañuy jaaxal parce que ñun ñi leen fal ñoom la ñu bëgg a dimbali te ñoom sax la ñu tuddee journée bi ba ñuy wax journée de la population thiessoise suñu mbébét mooy mënoon ñoom ñëpp parti au pouvoir opposant xale ménagère pêcheur koo xam ne rek yaa Thiès waa nga ñëw jàpp si ba nga xam ne du ñu xàmmee li ñu xàmmee mooy kii di man de Thiès laa dëkk moo taxoon ñu def lii ñu def mooy ambition boo xam ne yàlla mi ngi siy dimbali ndànk-ndànk ñu ñaan rek fii ak balaa dimanche ñu mën ko matal. activité yi da ngeen ci jël ab toogaay maanaam jotaay seetlu di ab panel jëmale ko ci cancer du sein ak col de l'utérus ñu gis ni ay kilifa yu bëri di ay Thiessois waaye tamit yi ngànk li nga xam ne mooy paj mi ñëw nañ teewe ko am yuñ fi waxtaane mu nekk njëriñu Thiès yéen li ni mel ban jàngat ngeen ciy def. waaw jàngat bi ñu ciy def mooy que ne ñun ñi ngay gis nii ay universitaire lañu man mii ngay gis universitaire laa damay xalaat lu jëm ci Sénégal damay xalaat lu jëm ci Sorbonne lu nekk lay xalaat te dañ ma koy nangul léegi nag ñun bu fekkee ni ay nitu réflexion lañ ñun mënuñu lu dul li ñuy nàmp rek loolu la ñuy def mooy maanaam woo leen ñoom parce que xam nga bureau dafa doy waar ak pratique mooy profession dafa doon loo xam ne da lay tënk mais ñun dañoo bëgg ñoom ñuy wàcc sur le terrain comme boo gisee professeur Adama Kane ñu koy depuis 2012 saa bu ñuy def activité mu ñëw taxaw sur la pratique c'est parce que virus bi moo ko dugg virus ADT moo ko dugg mooy que ni loolu la ay da nga war a wàcc à la base pour jàppale population yi donc loolu ñun ñu ngi koy réfléchir mooy la réflexion tant qu'on ne réfléchit pas bu ñu réfléchirul xalaatuñu xel yi nàccul gis-gis yi maanaam wuute na ñu waxale ko ba nangu ki nga xam ne moom la gisam gën a leer defuñu ko fii si Afrique duñ dem fenn parce que tubaab bi loolu la ñu rawee tubaab bi ñoom dañuy lëlu dañuy nekk seen parlement yi di wax mu voté loi génne ko mu demande ñu dem mais dañu gis ne dañuy avancé mais ñu Afrique loolu dafa des ba tey loolu nag fii si Thiès dañoo bëgg réflexion bi commencé nekk à la base léegi nga xam ne commerçant bi nga xam ne kii am ak ki ñàkk mën nañoo toog di waxtaan kii joxe xalaatam bu yàggee ñu am benn politique bu leer pour suñu wàllum santé ak yeneen éducation bu leen ak leneen. mais faram-fàcceel ñu ñetti fan yi yan activité ngeen di amal ci biir Thiès yëpp. waaw ñetti fan yi dina doon activité yoo xam ni quartier yi si boppam day animé si wàllum santé ku bëgg a faju di nga faju waaye koo xam ne tamit da nga bëgg prévention di nga am prévention faju bi nag xam nga na lay demee mooy que di nga dajeeg cardiologue di nga dajeeg pédiatre di nga urologue di nga dajeeg ñëpp si quartier yi di nga dajeeg sax ay médecins chinois ñoo xam ni ñoom suñuy partenaire la ñu dañoo jógee ba ambassade Chine moo leen yónni ñu ñëw fii te Modokan la ñuy nekk di nga dajeeg ñoo xam ni Fonds des Nations Unies pour les populations mooy FUNIAP moo leen fii indi samedi pour ñu def ay sensibilisation di nga dajeeg programme national de lutte contre la tuberculose fi mu toll nii may waxee yow ñoom ñu ngi maison d'arrêt et de correction mooy fi ñuy denc prisonniers yi di nga dajeeg ñoo xam ne tamit population yi nii rek lambda ñi nekk si kii bi nga xam ne dañuy mën a ñoom sax bokk si ay focus group yoo xam ne ay waxtaan la yu ñuy créer si biir site yi donc loolu suñuy partenaire moo ñu ko may.
li ni mel amal ko day laaj koppar yu bari koppar yi ni mel fan ngeen koy jëlee pour amal seen activité. waaw léegi xam nga ñu sax dañuy ree parce que ñu bëri dañuy yaakaar ni ñun dafa am ñoo xam dañuy jox xaalis te wóor na yàlla ni ñun dañuy galérer maanaam dañuy sonn torop ñi ñu dëkkal xam nañ ko pour def activité yi ñun koo si gis rek fi mu toll nii mi ngi souffrir si tooy maanaam sonn na lool parce que ñu si bëri ñii ñooy jël seen oto def si essence di dox guddeeg bëccëg ñii dañuy jël seen tànk di taf ay trac ñii dañuy man mii wala keneen dañuy dem toog autorité pour jéem ko convaincre donc loolu du dara moyen bi gën a am solo du moyen wu xaalis parce que xaalis bu fekkee am nga ko boo bëggee matériel bii te am ko te mu xaalis waroon koo jënd kon am matériel bi jaratul jorewoo dara xaalis donc ñun loolu la ñu yàlla baaxee professeur Adama Kane day wax ak ay médecins ñu ñëw ñun li ñu mën si administration ñu bind ambassade Sine wax ak moom ministère de la santé aussi tamit moom it dañ koy bind wax ko te ñu jàppaleñ parce que fi mu toll nii dinañ fi dugal lu mat 4 bus médicalisés incha allah à partir de samedi donc loolu foog ñu signifier ko te tamit may nañ ñu ay garab yoo xam dañ koy jox population yi. loolu laa bëggoon a wax que ni loolu bu ñu ko mënee def rek c'est parce que état du Sénégal moo si jàpp c'est parce que ñi nga xam ne ñoo fi nekk yore santé bi ñoo siy jàpp ñi nga xam ne ñoo nekk si association bi seen sacrifice ak seen sens engagement mooy permettre ñu mën a def lii mais du amul benn budget bu ñu teg amuñu ay millions yu ñu denc amuñu ay financement yu ñu jox dañuy taxale rek. kon je pense que ay xale la yu nga xam ni ñun war nañ leen remercier war nañ leen jaajëfal. ndax su leen neexoon ñu doxalee leneen wala ñu def leneen wala ñu waxee leneen mais dañoo ñëw bëgg a wax ci santé dañoo ñëw bëgg a dugal seen loxo ci mbiru santé kon nag man ci sama tur en tant que médecin chef district sanitaire bu Thiès maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm mais surtout maa ngi leen di encourager ñu bañ a vraiment décourager. c'est vrai que mbir boo ko jëlee muy lu baax nga di ko doxal du ñàkk nga am ay jafe-jafe du ñàkk nga am ay teq-teq mais nag bul bàyyi sa loxo parce que yéen da ngeen jóg pour liggéey askan bi da ngeen jóg pour dugal seen loxo ci santé population bi je pense que loolu lu rafet la lu noble la loo xam ne warul ci am benn yox-yox yi kon man maa ngi leen di encourager bu baax bu leen dellu ginnaaw continuer leen parce que askan bi ngeen di jàppale seen dëkk ngeen di jàppale état du Sénégal ngeen di jàppale. bu leen woosoo vraiment may gërëm ñëpp di sant ñëpp di dalal jàmm le professeur Kane mi nga xam ne dafa jóge université ñëw ànd ak équipe am mais également surtout di nuyu ak di dalal ñi nga xam ne ñoo jóge hôpital régional bu Thiès ak université bu Thiès ñu gën ci ràññee le docteur Lamine Gueye gynécologue spécialiste de la maladie du cancer chez la femme. gën ci ràññee aussi docteur Linda mi nga xam ni moom xam-xamam dafa màcc ci affaire histologie anatomopathologie maanaam loo xam ni moom la ñuy seetee affaire cancer gën ci ràññee aussi ñi nga xam ne ñoo jógee université bu Saint-Louis ak bu Dakar di wax ni vraiment alhamdulilah ñun dañu am chance parce que dañ fi toog tey ñi nga xam ni c'est des spécialistes maanaam seen xel ak seen xam-xam dafa jóg jëm ci feebaru jigéen feebaru cancer kon nag may ñaan yàlla rek daje bi vraiment ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim te ñu jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te diglu ko ak dal te mu nekk njariñu askan bi. di nuyu kilifa yi fi baax yi nekk di ko tàmbalee vraiment ci docteur Diop moom ak ci bu àndal yëpp ndax boo xam-xam ne am na taxawaay bu sori ci wàllu wér-gu-yaram fii ci biir Thiès ñi nga xam ne ñoom la bokkal taabal ji dañ ciy yëngu yàlla dafa dogal nag am na ci kenn boo xam ne moom yàlla boole noonu bu yàgg muy docteur Kane defe naa ni bokkoon na mu am malade di ko toppatoo ci année 90 yi boobu ma ngi woon ci hôpital La Dantec kon xamante nañ bu baax a baax ñi fi nekk ñëpp ñu ci bëri ràññee nañ leen ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram mais surtout suñu teewaay bi c'est pour rafetlu taxawaayu
kuréel bi nga xam ne Djiby ak ñi mu àndal ñoom ñoo ko yore te bëgg a dugal seen loxo ci lu mel nii bi mu may bind daa fekkoon ma nekkoon ci mission à Cergy bi ma koy yëg mais bi ma yëg see laa ko woo tey jii yaakaar naa ne soññ naa ko ba sonal waxtu bi salle bi kenn waru fi woon dégg waaye man maa ne ko su ma teelee ñëw damay yàq seen jataay te fekk nit ñi teewaguñu te pareegu leen donc su ngeen paree rek nga wax moom a ñëw c'est pour vous dire que Thiès yépp mi ngi rafetlu li ngeen di def ñun ci suñu bopp at mu jot dañuy organiser ay journée médicale ànd ko ak district bi ànd ko ak ñëpp ñu yëngatu ci wàllu fii ci biir Thiès mais yàggul dara waa fondation Servir le Sénégal ñëw nañ fi tamit jàppale waa Thiès ci wàllu tey jii ngeen jël initiative bu jëm ci loolu mënuñu lu dul rafetlu ndax koo xam ne peut-être mënoo fajal nit ñi seen jàngoro bu amee kenn ku cay wàññi lu mu ndaw ndaw li la waay moo ngi gërëm te li ngeen di def dina bokk ci loolu ndax soulager benn nit rek ku ko def defal nga ñëpp ndax tepp-tepp mooy jur yu réet maanaam initiative yi ngeen jël ñeneen jël ko su dajaloo mooy mujj am sol barki dem moo Njaay xam naa ne loolu dinañ ci gën a yaatal ak docteur Diop ambassade de République tchèque jël nañu contact ak ñun je pense que moom ambassadeur bi ci boppam dem na ba hôpital régional je pense que am na jokkoo bu mu jokkoo ak ñoom waaye dañu fas yéene incha allah déwén en fait quand je dis déwén dugg nañ ci ba pare ci 2017 bi yeble fi équipe boo xam ne dina coordonner ak yéen pendant 3 semaines pour seet yenn pathologie yi nga xam ne dafa xaw a jafe pour opérer leen fii ñoom ñu ñëw jàpp leen ci pour opérer leen ci ñoo xamante ne amuñu moyen je pense que kon boo xoolee tepp-tepp bi mi ngi bëgg a bëri alors encourager leen nag day tax ñeneen aussi suñu amee buntu def ko ñu jëm li ci des jataay bi dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo fi ñëw pour waxtaanal leen donc ñooñu la ñu war a gën a déglu mais baax na ci turu Thiès yëpp ñu encourager ñiy organiser mais encourager aussi équipe yi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu faj te ñëw fi ñoom itam ñu xamal leen ni institution yi nekk ci biir Thiès rawatina la mairie de la ville de Thiès yëg na li ñuy def ànd nañ ci te bu soobee yàlla lu ñu mën a def ci jàpp ci pour gunge mbir mi au-delà de l'activité bii am ñu def ko ak ñoom dellu gërëm leen bu baax a baax yéen ñi ñëw vraiment di ñu gunge ci loolu di ñaan ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew kenn ku ci nekk booy dellu yàlla na la yàlla yóbbu ci jàmm activité bi muy tàmbali ba muy egg yàlla na ci suñu borom teg loxoom jàpp ci ba xéewal am ci jërëjëf. fekkante ni bu leen di jot day fekk commencé fii la yem ba fu xonk fii nga xamante ni weesoogul mais gis nga bu mujj bii féete sa gauche nga xamante ni affaire bi weesu na ba yàq affaire bi jàll na barrière bu jàllee barrière rek musiba commencé te ñun nag dañuy toog ba mu jàll barrière te li ñu war a xam mooy li nga daggee fi nga amee infection bii nii fi muy commencé fi ngay rencontré virus bi ak fi muy jàll barrière day am 10 jëm 13 ans fukki at ak ñett xam nga loolu mën nañ ko xeex loo xamante ni fi muy commencé ba fi muy nekk feebar dëgg-dëgg mën na am fukki at ak ñett donc buñ ci jógee mën nañ ko xeex donc on a largement le temps pour soigner cette maladie maintenant ñan ñoo xamante ni nii ñoo mën a am cancer bi wax na mooy lan wax na nan lay dikkee mais lan moo xamante ni nii ñan ñoo koy am jàpp na ni ñi nga xamante ni ñoo ëpp chance ou malchance am feebar bi mooy ñi nga xamante ni du ñu def dépistage maanaam da ngay am sa njaboot ba pare toog sa kër doo dem seeti gynécologue doo seeti sage-femme doo seeti médecin yow tant que demuloo ba saignement bi bëri wala metti doo ñëw hôpital ñooñu jàpp na ni ñoom ëpp lu ñu am feebar te jàpp na ni réew yi nga xamante ni dafa am dépistage mooy réew yi def en France et tout léegi cancer bi dafa dem ba xeex nañ ba amatul daanaka parce que jàpp nañ ni moo tax léegi ñu féetaloo ñu ko cancer bi pays ñu ñàkk doole ñoom ñoo ko am parce que mën nañ ko dépister ñi nga xamante ni aussi
dañu am comportement sexuel à risque ñooñu aussi mën nañu am feebar bii nii donc lii mooy ñi nga ak ñi nga xamante ne dañuy pas sëy bu bëri andi mais bu fekkante ni nii doo yem ci kenn dem ci kii mais loolu yàlla def na ñu ci sutural mais li ci gën a am maanaam li ma war a bëgg a insister mooy ñàkk a gëstu sa bopp mooy li nga xamante ni nii mooy gën a tax feebar bi installé wu gën a law sa yaram maintenant li lay protéger ci feebar bi mooy dem ñu lay dépister dinañ laan wax ci kanam tuuti rythme bi maanaam nan lañ koy defee dépistage mais xeex bi nga xamante ni moo ëpp doole surtout suñu pays en voie de développement mooy dem bi nemmiku sa bopp ce qui fait que feebar bi boo ko doon gis fa ma leen waxoon léegi ni xaaj bu njëkk bi xam nga ñett xaaj laa waxoon li ci bëri boobaa xaaj bu njëkk bi wala ñaare bi ci koy gis bu boobaa day fekk jàllagul frontière bi nga mën koo faj feebar bi wér nan lay feeñee feebar bi en général jigéen ñi muy ñëw ci ñoom dañuy jékki-jékki di nàcc lu bëri nàcc moom te leer na leen li bokkul ak règle mais nag ku nàcc rek bu subaa ku nàcc rek ñëw hôpital yaa andi cancer da déedéet loolu taxul may wax day nàcc bu bëri mais nàcc di bokkul ak nàcc règle léeg-léeg nga am ay douleur métti mais métti moom boo commencé en fekk mi ngi sooy mën nga am ay perte aussi jékki-jékki mu xaw a xeeñ ngay génn sa kanam gis mu xeeñ tuuti loolu aussi mën na ko lii léeg-léeg am na ñoo xamante ni ñu xaw a sant sec dañuy bàyyi ba feebar bi tas ci yaram bi parfois dem ba jàpp fi ngay saw ba parfois saw bi day am lu ñu tuddee fistule nga commencé perte ndox yi nga doog a ñëw démb rek am naa ci sama benn maam boo xamante ni muy ñëw foofu la toll dem ba nga xamante ni feebar bi jàpp na fi muy tóoral ndox dafa dem ba mënatul téye ndox bi parce que am na fistule mu doog a ñëw en consultation yooyu boobaa day tax faj bi moom day xaw a sant sec day sant sec waaw il faut aussi ñu wax li nga xamante ni la parce que il faut ñu inciter nit ñi waaw sama mbokk jegeen ngeen baal léegi loolu nan la koy toujours ñuy def ba gis ko kon waxoon naa ko mooy butu njuykaay yi féete suuf comme moo féete suuf donc yàlla dafa jàppandi pour ñu gis ko noo ko gis a yomb na da ngay jël ñu tuddee benn appareil spéculaire nga def ko ci suuf boo ko defee ci suuf da ngay jàngaroo ak col bi nga xool médecin spécialiste ak yeneen ak sage-femme ñëpp bu ñu xoolee col dañ xam ndox col bi baax na wala col bi am na benn jafe-jafe ñaar moo am bu fekkee cancer la li ci bëri da ngay gis col bi day sañe da ngay laal rek mu commencé di nacc day sañe day def lu mel ni ay góom lu mel ni góom lay doon am na yoon sax dañu xam naan góom la day góom moom xam nga ko boo laalee day commencé di nacc loolu bu ñu ko gisee dañuy def lu ñu tuddee parfois biopsie d'emblée léeg-léeg mën na am ñu def lu ñu tuddee colposcopie yooyu aussi ay examen yoo xam ne dañ koy def doog a continuer faj fii ma leeral ci heure boo ñëwee ci médecin parce que dinaa mu xool la ñu ne dama lay demande lu ñu tuddee frottis di ngeen ko faral di dégg bu boobaa jàpp ne au moins jamono ji na koy wax yow amuloo cancer loolu bëggoon naa mu leer parce que jigéen ñu bëri dañuy duñu nangoo def frottis parce que dañu naan bu ma ko defee mu am cancer déedéet frottis heure bi ñu koy def c'est parce que cancer amu fa li gën a bëri gën nga bon bu boobaa lésion boo xamante mën na jox ëllëg cancer mais cancer boo ko xisee ba am frottis amatu fa yoon bu boobaa da ngay def ñu tudd biopsie maanaam da nga koy coppati tuuti nga yóbbu ñu analyser ko mais frottis amatu fa yoon donc bu ëllëgee bu leen laajee frottis dem leen def ko bu leen jàpp bu leen andi résultat bi si bu leen jàpp da ngeen ñëw pour cancer nit day ñëw andi la résultat frottis nga koy xool muy lox parce que day yaakaar ni dana cancer te fekk na yow frottis bu ñu la ko laajee jàppal ni amuloo cancer ku am cancer bu la laaj frottis dañuy def biopsie donc lii mooy cas yi xamante ni moom la ñu faral di am moom laay wax léegi xam nga kii amul benn gynécologue bu koy xool nan la demal def frottis day jël peesam bu ndaw coppati ci yóbbu ci docteur Linda mu xool ko mu la cancer la yow médecin bi sax di nga jàpp ni cancer la mais cancer pour nga confirmer ko il faut nga dem gis anapathie mu confirmer loolu mooy lii malheureusement ñun cas yi lañ faral di ëpp lu ñu am à l'hôpital et à l'Institut Curie aussi cas yi lañ faral di am maintenant faj bi am na mais faj bi loo gën a teel a ñëw faj bi di gën a jàppandi boo ñëwee fi nga xamante ni nii feebar bi rombagul barrière bu boobaa faj bu ndaw la day wér 100%. maintenant nag boo bàyyee ba mu commencé avancer lu mu gën a avancer faj bi di gën di jafe am na ci faj boo xam ne da ngay ñëw rek ñu xool la ni la am nga alhamdulilah mën la opérer daaw bu ñu fekkee dañ ñëw ñu mën la opérer ci saa si loolu lu baax la. mbirum cancer ci loolu la ñuy wax tey te dafa naa fii ñu fi nekk ñëpp
suñu dégloo même su nekkee ñëpp ñëwuñu sax ku ci nekk di nga mën a nekk relais pour mën a jottali information bi ñu des ci kër yi ñoo xam ne jotuñu ñëw parce que loolu rek moom moo am solo ci jotaay yu mel nii information bi jàll ba pare nit ñi def nekk relais parce que lu ñu ñor mooy pour que santé population bi gën a jëm kanam te il y a am na ñoo xam ne ñoom seen xam-xam dafa màcc ci loolu moom la ñu àndal am na équipe de Thiès comme ni mu ko waxee am na ko jóge institut Curie de cancérologie bu nekk Dakar docteur Diarra ñëw accompagne ñu madame Ba mi maîtresse sage-femme nekk université Gaston Berger donc vraiment dafa ëmb pratiquement am nañ jóge au nord au niveau du centre au niveau de la capitale aussi donc dafa ëmb des spécialistes yoo xam ne dañu seen xel loolu ci loolu rek lañ nekk bu dégg bëccëg ci loolu lañ yëngatu. lu ci xaw a jaaxal lépp mooy lan fëy la gën a bëree mais si ñun lay gën a rey ñoom ñoo ñëppale cancer du sein mais si ñun lay gën a rey dañuy wax mais mais loolu tam lan moo ko raw mën a lan moo ko waral c'est un cancer qui tue en moyenne presque 500 000 femmes par an loolu moom dégg ma mënu ma ko wax si olof médecin chef mën na ko wax lan mooy 500 000 femmes mooy ñaata médecin chef. juróomi téeméeri junni. est-ce que loolu la. oui 500 000 mooy juróomi téeméeri junni. monsieur le maire loolu la. man bambara laa donc du coup donc voilà c'est ça loolu lay rey si at bu nekk loolu lay jigéen loolu la ñuy wàññeeku si àdduna bi. vous voyez que c'est pas négligeable nekkul loo xam ne lu ndaw la te suñ si bàyyi xel maa ngi leen wax sànq 30 ans yokk na 250%. donc vous imaginez un peu ce que ça fait un peu mais on est venu lan moo koy waral pourquoi mortalité lu tax mu gën a yokk lu tax la mortalité est plus élevée chez nous mais xoolee ko jigéen kii waaye mais kii amul fu mu dëkk yara doom ba pare yéen a nit yéen a léegam merci waaw mais waaye mais kii soo koy wax yow damal def mammographie wala kii mais nga foog ne kii dina la dëgg mammographie ñaata lañ koy defee docteur Lamine Gueye Thiès fii. juróomu junni. waaw mais c'est daam naa man damay wax tout le temps mos naa tax benn nit man que ma ne ma docteur est-ce que xam ne man mosuma téye billet 10 000 sama adduna ba léegi. man que bon mosoo téye billet 10 000 man ko billet 10 000 téye ko après ma jëlaat ma dee ma ko jox xëy parce que yaa ma ko téyeloo man ko jëlal. juste pour vous dire que parce que y a des gens qui vivent au quotidien en deux termes chaque jour suñ téeméer la ñuy wut suñ amee téeméer dem marché lekk ko suba ñamaat beneen téeméer. waaw mais comme soo xëy ne que yaa xëy te ne que yow demal docteur Lamine Gueye gis ko non madame vraiment vous savez le cancer du sein wax discours médecin yëpp a daj nag léegi juróom junni la mais nga fan ne ko su génne lan lay jàpp docteur bi kii foog naa ne kii xamul adduna bi lii metti si adduna bi parce que vous voyez un peu il y a une certaine disparité qui pose problème ici en Afrique défaut de détection précoce te loolu lan lay waral mooy femme bi du mës a dem hôpital ku mësul dem hôpital nag docteur gi wax ne que léegi-léegi cancer mooy feer wax ne mu koy wax tout le temps mooy feer wax da lay wax tout le temps faj ma c'est-à-dire que c'est une maladie qui est alerte il te donne le temps de le soigner su la ko waxee ba sonn nag ba defoo dara bi si wanee boppam rek xamal ne c'est trop tard loolu mooy cancer mi sein mi col mi beneen chaque fois dañuy am temps bu ñu nekk si yow. jërë ngeen jëf macha allah kon nag ku ne sage-femme bu wax gynécologue ñun ñooy suñu partenaire kon macha allah defe naa waxtaan bi loolu la Ndiaye di wax bu fi yemoon sax mu neex parce que affaire bi neex na ba pare waaye nag sepp li yàqul ci boo demee bay soo léeg-léeg nga def ci benn saf-safla bu ndaw boo xam ne mooy relever goût bi donc looloo tax rek sage-femme bi jël kàddu yi parce que fu médecin yi waxee ba pare rek ñoom ñoo ni suñuy frère ñoo bokk mbir mi parce que tubaab dafay wax ne la terre est un océan de miel où seuls les hommes intègres y désaltèrent et on reconnaît ces hommes par leurs gestes ou leurs dires wolof daal di koy feelu ne ko jaay jëf wax nga dëgg ndax nit kat soo ko fekkee mu toog da nga naan nit dee ngi waaye nag munoo xam niteem lu may mu àddu wala mu jëf tey yaakaar naa ni ku fi àddu rek yéen ngeen nit la kon nit am na solo mais nite moo am solo nite nag mooy lan nite mooy nga xam yaay kan xam fooy teg sa tànk xam looy wax xam looy jëfe kon loolu mooy tax yàlla ne iqra loolu wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak 40 ans jàngal ndax nga xam yaay kan parce que boo jàngul du mu mën a jaamu te pour nga jaamu il faut nga xam donc nit day uti xam-xam te yaakaar naa tey moo tax ñetti université yëpp daje fi tey parce que nee nañ alal amul njëriñ lu may nga séddoo ko donc la fortune n'a de sens que s'il est partagé te tey yaakaar naa gis ngeen universitaires yi
ni ñu koy joxee élèves yi tey noonu la ñu ko bëgg a joxee askan bi moo tax tey gis nga ko bu ngeen demee ba un professeur toog ci table di initier ay waxtaan ngeen xam ne kon àddina bi wax na ko léegi dañ ko jël gis nañ ne santé gi nekkatul faj rek santé gi dañ ne aaru la Toola Njaay defe ne xobbeeku bala ngaa lakkale daw ca ba ngay ami tànk te bu ngeen xoolee feebar yi ñu fi wax yëpp prévention lañu wax te prévention ban mooy prévention primaire mooy xamle nag bu ñu la ko waxee mooy nga xam ba pare jëfe ko te ku ne xam ne ne jigéen ni julli nekkee bopp diine noonu la jigéen nekkee bopp kër gi jigéen mooy yaay jigéen mooy bàjjen jigéen te bàjjen ay bàyyi kon jigéen mooy bopp kër gi su jigéen nekkee ci jàmm rek kër gi nekk ci jàmm su jigéen nekkul ci jàmm kër gi nekk ci jàmm te ku nekkul ci jàmm jigéen na la fay fekk si kon jigéen dafa am solo yàlla nag dafa defal jigéen ba pare muy magasin bu dëxëñ ko defal ko ci moom li nga xam ne ba pare xool ko tiit ne ko yow ay li ma def ci yow bu ko askan wi xamoon rek kër gi tas looloo tax penc mi dama naan góor mooy kilifa jigéen waaye tubaab ne derrière tout grand homme une grande dame ñu ne déedéet à côté de tout grand homme y a une grande dame moo tax ñun ñu ne à côté de tout grand homme y a une grande dame mais nag grande dame boobu mënoo koy jëfee du fay nga am wër kon nga la waay nañ jóg bañ a foyee suñ santé te gis nañ jigéen ñi dañuy foyee seen santé te la santé avant tout la santé n'a pas de prix mais elle a un coût coût bi mooy lan mooy nga xam ne fii kat su ma fi tegee sama tànk am naka su dul noonu du ma ci teg sama tànk ndax woykat ba def ne bu ñu kenn rey ndey ju baax mooy jur doom ju baax bu ñu kenn rey waaye docteur bi xam nga lu wax bu ñu kenn rey yaay ju baax mooy jur doom ju wér bu ñu kenn rey